Monsieur le premier adjoint maire ou commune Dieuppeul-Derklé, Madame, Monsieur, membre du conseil municipal ou commune Dieuppeul-Derklé, personnel de santé bu poste bu commune Dieuppeul-Derklé, bàjjenu gox yu commune Dieuppeul-Derklé, mbokk yi taskatu xibaar yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci bis bu rëy bi. tey jii li ñu am di ko def defe naa ni lu jar a sargal lu jar a yéene la ba nit ñi xam ko parce que njëriñ rek la. fii ñu taxaw tey am na ay at ci ginnaaw beneen melukaan la amul mais ñun bi ñu ñëw ji mairie bi dafa am lu ñu digg woon ak askan bi ñu ne leen bu ñu ñëwee ci mairie bi danañu xar suñu tànk tubéy ba am na yu mel nii kër docteur poste de santé bi ñu yëkkatiwaat relever plateau technique ci loolu la ñu nekk te loolu bu ñu ko waxee ñu war koo gëm ndax li ñu gënoon a métti bi ñuy def plan de développement communal bi dafa am ñu bari ñu ñuy tasee ñu ne ñun daal dañu am jafe-jafe ak njàqare maa ne leen lan mooy jafe-jafe ak njàqare bi ñu ne dañuy toll ci matu di dem visite prénatale ci poste de santé bi juróom-ñeenti weer ñuy xool suñu wér-gu-yaram xool suñu ëmb mais bu ñu demee ba war a mucc dañuy yóbbu feneen foo xam ne yeneen i loxo yeneen i nit yeneen i béréb lañ koy defee te loolu mën na indi jàqare ndax matu dafa nekk xare soxna si toll da ngay bëgg ña lay toppatoo nga xam leen nga miinal leen démb ak bërki démb yàlla def ci wërsëg def ci jàmm nga mucc ci jàmm ndax gis nañu ci réew mi ba léegi am na ñoo xam bu ñuy mucc dañ fay bàyyi bakkan wala xale ba di indaale bakkan te loolu defe naa ni war na dañ ci réew mi ëmb warta nekk jafe-jafe warta nekk xare nit ñi war nañoo ëmb dem di dikk nañu waree demee di dikk nekk ci looflaay nekk ci jàmm di def seen liggéey ba seen bisu mucc jot ñu mucc ci jàmm ak salaam yàlla dafa leen xewal loolu tax bi ñu ñëwee ñu ne war nañu def ay jéego yu mag a mag loolu nag mu tombeek CETUD di def liggéey bu mucc ayib jàppale ñu ci démb waxoon nañ leen fii waa CETUD ñoo ñu jàppale ci école yi jox xale yi donga daara yi ay jumtukaay ay fourniture jox ko maîtres yi aussi jox ñu aussi matériel boo nga xam ne moom la ñu utiliser ci école yi ak ci mairie yi mooy ay ordinateur ak ay table yàlla mi am pay yàlla na leen yàlla fay seen directeur général moo amoon yéene ak pas-pas teew fi waaye bu fi teewul mel na ni teew na fi parce que njabootam yëpp teew nañ fi tey te yëkkati nañ fi kàddu bu am solo ginnaaw ñoom ki nga xam ne mooy indi matériel bi wax na leen li leen matériel bi tëddee ak matériel bii mooy matériel bu mucc ayib moom la ñu utiliser ci hôpital yi ak fépp foo xam ni nit ñi dañ fay mucc moo tax bi ñu ñëwee ñu ne nañu defaraat poste de santé bi bu mu nuroog commune Dieuppeul-Derklé ndax commune Dieuppeul-Derklé dafa taaru te ñu taaru ñu bëgg lu baax rek ko fi tëj looloo tax ñu defaraat poste de santé bi gis ngeen nii liggéey bi sax pareegul ñu ngi toll ci peinture ak defaraat mais yemuñu ci loolu dañu defar maternité bi defar logement sage-femme ndax heure mucc yàlla rek moo ko xam mën na nekk bëccëg mën na nekk guddi mën na nekk xaaju guddi mën na nekk nawet mën na nekk noor saa su nekk nit mucc na ci loolu tax ñu ni war nañu def suñu kéemtalaay kattan ba képp kuy mucciti dootoo wàlliyaan te li may ci indi ngir sabab rek mooy te maa ngi koy wax ci teewaayu bàjjanu gox yi nga xam ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñoom duñu ni bu ñu doon góor ndax li ñuy def ñëpp gis nañu ko fu mbir am moo xam da nga tawat moo xam da nga itteewoo gis docteur dañu fay dem teewlu moo xam da nga itteewoo ndimbal wala jàppale dañu fay dem teewlu te lépp ñoo koy def ci seen kattan ci seen alal ci seen amoon yàlla mi am fay yàlla nañu yàlla fay. bis damay xëy di liggéey fekk fii benn soxna soo xam ne dafa ñëw dafa nit mën na ñëw mucc fii muy waaj a mucc ci biir poste bi. ci buntu ba la taxaw di mucc bu dul woon teewaay ak xale ñu bàjjenu gox bi ci mbedd mi lay amee doom waaye ñoom ñoo ko taaw yenn ko def ca la ca war yóbbu ko ci clinique bi bañ ñu ko xamalee aussi ñu dem seetu ko ñu ni nag la ñu waroon def war nañ ko baral ba mu gën a gaaw ndax nit ñi di mucc fii loolu moo sabab ñu tabax maternité bi tabax logement sage-femme et ma da leen di jox dig daje bëgg nañu fileeg at mi di jeex ak at mii ñu dëgmal ni ko song bëgg nañu ubbi maternité bi képp kuy muccati nga mën a mucc fii ndax xam-xam baa ngi fi xarañ baa ngi fi yéene baa ngi fi ak pas-pas bi personnel de santé bi du ma bàyyi di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay
ay jàmbaar lañu jàmbaar fakkatët lañu muy guddi muy bëccëg saa yoo fi ñëwee sa aajo fayu te dañ koy faje ci yërmande ak taxawaay ak gunge tey sax xam naa bu doon bisu visite cérémonie bi pour amal ko fi dana métti ndax mbooloo mu bari ñoo fi daje ñëw di def visite foo dem dañ naan la seen poste de santé bi de hôpital yóbboowu ko dara tey nag la wax jooju gën a dëggu ndax li hôpital di am tey am nañu ko li ci des rek mooy ñaan ci yàlla subhanahu wa taala matériel bu mucc ay bii di table d'accouchement di couveuse di échographie nga xam ne ay lu jafe-jafe am la tey jii am na fii la jafe woon suñu borom indil nañu ko ba ñu am ko tey kon yàlla nañ ko jëriñoo et fournisseur bi wax na li ci doon li ñuy duggaat ci as mu bees bi ñu ubbi maternité bi képp kuy mucc mën a mucc fii ci jàmm ak salaam loolu moom la ñuy ñaan suñu borom di ci ñaan askan wi ñu jàppale ñu ci pour yéene boobu suñu borom matal ko donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm te wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ci seen teewaay li ñu fi dajale tey nag liggéey la boo xam ne BRT depuis projet bi mu commencé mi ngi ko lëkkaloo ak waa commune de Dieuppeul-Derklé mu doon li ñuy wax accompagnement dans le accompagnement social boo xam ne BRT bi mi ngi koy def dans le cadre de ses activités accompagnement boobu nag dafa créer benn CIS ñu dee comité d'information et de suivi boo xam ne tey man maay coordonnateur bi depuis 2016 donc BRT ci cadre CIS bi mi ngi liggéey ak commune bi donc ci noonu jamono yi ñu génn jox nañu école yu bëri ay fourniture ay saag ak ay matériels yu bëri jàppale ne tamit les directrices d'école matériel de bureau ak ay ordinateurs pour gën a yombal seen liggéey n'est-ce pas tey ñu ngi ñëw ci centre médical pour indi matériel boo xam ne matériel bu am solo la xam naa madame Kébé ci kanam dina ci dellu siwaat mais matériel bi dina permettre ak ci suñu yaakaar tey ne ëllëg centre médical bi dina dox beneen jéego maanaam ci naka lay gënee jël femme jigéen ñi nga xam ne dañuy ëmb naka lañ leen di gën a jàppale n'est-ce pas donc yaakaar nañ ne lii lu am solo la luy ñëw ci commune bi donc ñu ngi gërëm ñëpp ci seen taawaay di vraiment di rafetlu yëpp di jox kaddu bi xam naa waa centre bi comme ça ñu wax ci tuuti merci beaucoup jërëjëf. sama tur maay Oumar Nahari man maay coordonnateur comité d'information et de suivi du BRT ci Dieuppeul-Derklé. Voilà, merci beaucoup. Donc bi ma leen nuyoo gannaaw bi ma leen nuyoo maa ngi leen di transmettre nuyoo sama directeur général ak sama coordonnateur projet bi bu ñu sañoon tey fii dañ fiy nekk mais tey ku suivre RFM sax dina xam ne mu ngi doon intervenir ci rajo yi par rapport ak embouteillage yi am ak désagrément yi am ak grands travaux yi am présentement donc loolu moo tax tey teewu fi donc ma ñëw représenter ko di wax ne fii aussi du ma fi gan donc monsieur le maire daf ñu yaatal comité d'information bi yaatal ni tamit suñu kër lañ ñëw mun nañ wax ne suñu kër lañ ñëw donc njëkkoon nañ ñëw pour indi matériel pour jàppale collectivité territoriale bi parce que dañu wax léegi pour les projets structurants mooy projet yi nga xamante ne projet yu mag la muy BRT muy TER muy yeneen projet yëpp et président daf ñu sant ñu mën a gestu bu baax population yi ñuy romb donc du ñu yem rek ci personnes affectées par le projet yi mooy ñi nga xam impacté yi la dañuy jóg mais dañuy aussi intervenir pour mën a gën a jàppale mën a aussi gën a dékku doléance population yi donc doléance population yi nag ku ci ñëw ci éducation mooy kit scolaire yi ñu joxe woon ñëw ci produit d'entretien ak mbas mi ñu nekkoon ñëw ci di ñaan yàlla mu jëlee ko fii ci jàmm ak salaam di ñëw aussi ci matériel informatique ak yooyu noonu yëpp nga xam ne c'est juste pour jàppale population tey nag dañu ñëw pour jël beneen volet boo xamante ne daf ñu ñor muy volet santé mère enfant donc loolu moo tax ñu indi matériel médical bu bees tàq boo xamante ne ci su garantie ba am na assurance et puis prestataire bi nga xamante ne ñu ngi koy sant dina former personnel bi tam ci utilisation bi matériel bi nag table d'accouchement la boo xamante ne mot na complet ak échographie ak couveuse parce que tey jii échographie dina permettre yaay ji balaa muy mucc donc visite yi mu war a def yëpp mu def ko ci jàmm donc dina soulager personnel soignant bi parce que mën nga engager ak yooyu yëpp mais boo amul matériel bu war tamit day métti donc doo mottale sa liggéey donc dinañ mën a def seen échographie dinañ mën a tamit accoucher ci jàmm mooy mucc am doom ci jàmm ba pare bu fekkee ne dañu am
prématuré ñu mun ko mu jël en charge durant ses premières heures de vie. Donc loolu noonu pour wax ne rek dañu bëggoon toucher vraiment foo xamante ne dina mën a amal njëriñ askan bi, parce que tey jii nii ñëpp dañu wax ne bëggatuñu gis nit koo xamante ne day am doom ba pare ñàkk ci bakkanam. Donc kon loolu mooy credo santé, nekk personnel bi engagé wu pour loolu bañ a am. Donc ñun dañoo indi suñu yéene rek asaka yéene pour mën a jàppale si liggéey boobu noonu. Donc maa ngi santaat monsieur le maire si jàppale bi, parce que tey jii nii bu fi comité d'information bi et de suivi bi nekkul woon jàppale wuñu, peut-être que suñu diggante population dina metti, ndax travaux yi bëri na, ñu ngi ciy jéggalu, gas bi bëri na, mais gas boobu tamit assainissement bi moo ñu sonal, parce que assainissement bi bu ñu ko defarul nit ñi defar suñu BRT ba mu jekk di si jaar, bu tawee nit ñi am problème tamit, loolu da ngay indi ay gàllankoor. Moo tax ñu ne nañ defar lépp, loolu moo ñu xaw a sonal. ñi ciy jéggalu nag si gas yu bëri yooyu noonu, di jéggalu aussi si circulation bi nu mu xaw a xatee, te di wax ne nañ ci indi ay saafara. Donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm, wasalaam. Man maay Madame Khady Ndiaye Kébé, maay chef unité environnementale et sociale du projet BRT bu CETUD. waaw merci. asalaamaaleykum mbooloo mi, maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di ziar ñëpp, leen ñaanal jàmm, di kontaan ci tey li ñu fi dajale, ndax lii moom lu ñu doon néeg la bu yàgg ndax ñun bàjjenu gox en tant que bàjjenu gox madame Ndeye Coumba Wade, présidente de bàjjenu gox Dieuppeul Derklé, lii dañ ci kontaan ñun ñëpp ak population bi, ndax indil ñu matériel accouchement, indil ñu couveuse, indil ñu échographie, lépp lu ñu doon soxla di ko wuti feneen ñu am ko fii ba sant yàlla. Di gërëm waa BRT, di leen gërëm di leen sant, di gërëm monsieur le maire mi nga xam ne moo ñu tabaxal suñu maternité bi, yal na àgg ak jàmm ba ñu inauguré ko, ndax daanaka pare na. Da tabax logement sage-femme nga xam ni ku matu guddi doo jaaxle fooy dem, population bi dañ daan dem fu sore, comme lépp mu ngi suñu wet nag, macha allah kontaan nañ ci, sant yàlla bu baax a baax, di leen ñaanal yokkute, ndax fii macha allah defaraat nañ ko ba mu baax. Ñun santé de la mère et de l'enfant moo ñu saf, loolu lañ ñu fi tege, kon nag lii bu amee duñ def lu dul kontaan ci, amuñu dal lu ñuy wax lu dul sant. Di gërëm ICP bi, di gërëm sage-femme bi, di gërëm personnel de santé bi fi ne, ndax yàgg nañoo ak ñoom. Ñun depuis 2009 ba léegi ñu ngi ak ñoom fii, nekk ak ñoom di dugg ak di génn. Man chaque matin maa ngi ci centre bi, lu fi xew xam naa ko, amul dara, ñoom ñëpp macha allah personnel bu engagé. Di gërëm waa BRT ndax li ngeen jëkk def yóbbu ci école yi, loolu lañ gën a kontaan. Liñ jëwati fi table accouchement, couveuse, loolu macha allah yal na yàlla jàppale ñu entretenir ko bu baax a baax a baax. Di gërëm monsieur le maire bu baax a baax, ndax suñ fu fi nekkul woon lii du yëpp du mën a àgg daal, mais sant yàlla bu baax a baax. Jërë ngeen jëf. di gërëm sama bàjjenu gox yi bu baax a baax. présenté wu naa madame Ndeye Coumba Wade, présidente bàjjenu gox Dieuppeul Derklé. yàlla parce que vraiment ñu ngi remercier monsieur le maire ci maternité bi mu ñu tabaxal, parce que Dieuppeul Derklé soxla woon nañ ko te vraiment def na ko, sant yàlla. Kon aussi tamit matériel bii nga xamante ne waa BRT dañu ko fi indil aussi, ñun avantage la si ñun ñii nga xamante ne ñooy sage-femme yi, parce que daf ñuy permettre suñu liggéey gën a gaaw, prise en charge bi gën a gaaw daal. Parce que au lieu ñuy dem de gauche à droite pour transférer suñuy patientes yi nga xamante ne dañu soxla prise en charge, day permettre ñu def ko sur place, sans pour autant ñu dem de gauche à droite. Nous disons vraiment ñu ngi sant yàlla nag, di remercier suñuy personnel yi nekk ci Derklé ci poste bi, remercier tamit maire bi, remercier bàjjenu gox bi, remercier relais bi, vraiment merci daal, aw ma dara lu may wax, kontaan trop merci beaucoup. ñu ngi nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant, ñu ngi nuyu waa poste de santé bi, ñu ngi nuyu monsieur le maire, ñu ngi nuyu waa BRT, ñu ngi nuyu képp ku fi teew. Bon, ñu ñooy fournisseur bi, je suis monsieur Momat Ndiaye, responsable du stock et de la logistique de la STE. Projet bii nii projet bu extraordinaire la, parce que matériel bi déjà couveuse, échographe ak table accouchement, ku ko wax nga lu bëri si hôpital. Te matériel bi macha allah matériel de qualité la.
matériel de qualité la moom la ñuy livrer partout dans les hôpitaux moom la ñuy livrer principal Dantec Fann hôpitaux yëpp à chaque fois c'est le même matériel de qualité dañ fay def ay 8 ans 10 ans te matériel bi tamit ñu ñoo assurer intervention yi di def ay diagnostic pour avant muy am ay panne tomber en panne fekk ñun anticiper nañ de ce fait panne yi du ñu wax ne du tomber pas en panne mais dinañ ko anticiper de telle sorte que bon mun na néew quoi en même temps tamit dinañ assurer formation personnelle bi su ko defee ñoom dinañ gën a xam nan la ñuy tenir en compte matériel bi nan lañ koy sàmmee nan lañ koy désinfecter de telle sorte que matériel bi dina yàgg te ñëpp dinañ si mën a gis seen njëriñ bon loolu laa bëggoon wax su ko defee au moins yéen ñëpp ku nekk def ko yëfu boppam su ko defee incha allah matériel bi dina yàgg ba pare incha allah ku nekk dina si gis boppam kenn dootul évacuer kenn si beneen poste de santé ku nekk fi nga dëkk nga fajoo fa Sénégal jëm kanam. Merci.